liñ ciy wax mooy tey dañu ñëw fii ànd ak sunu mbokku Expresso yi muy ay liggéeykat yi nga xamante ne wax dëgg yàlla boo leen xoolee xam ne du xarañte moo leen manqué du expertise moo leen manqué parce que Expresso bi mu implanté Sénégal ba tey yàgg na donc ñoo xam ne seen ñaxax seen lépp jël nañ ko jox ko entreprise bi ñu xëy un bon jour rek ne leen kër gi kat dafa am ay jafe-jafe te jafe-jafe yi dafa nekk ci wàllub koom-koom boobu day tax ñoom ñu am sañ-sañ ci travailleurs yi xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen neexul ñu wàññi leen ci kër gi te loolu ñun dañu jàpp ne loolu teguñu ko ci yoon moo tax ñuy wax toujours ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñi nga xam ne ñoo dagganoon baatu askan bi ba ñu jël leen teg leen ci kaw ñu yor li nga xamante ne mooy doxalinu réew mi dañu war a jóg ci yu mel nii nag buñ ko waxee xëy na yemul ci Expresso rek mais dañu jàpp ne multinationales yi bu ñu nekkee fii suñu dëkk dinañ liggéey alal bu dul jeex koom-koom bu dul jeex jël koom-koom bi yóbbu ko seen i dëkk jëriñoo ko mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy liggéey te dëkkee fii en tout cas benn sañ-sañ duñ ko am parce que liggéeykaay dafa am noo xam ne noonu nañ ko tëralee dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite am ñu nekk ci suuf donc chaîne la te chaîne boobu loo ci dagg rek mbir mi du dox donc ñii ci kaw bu ñu amee ay information yi nga xamante ne dañ ko war a partager ñii ci suuf pour ñu xam parce que dans l'impossible peut-être que nul n'est tenu mais boo xëyee rek benn 25 juillet rek nga jël say këyit defar ba mu baax dugal ne dama am jafe-jafe ci koom-koom te mu am noo xam ne noonu la service bi tëddee mu am ay délégués du personnel am ay représentants du personnel ñi nga xamante ne ñoom dañu jël seen baat jox leen ñu ne leen ñun entre la direction ak yéen a ñuy demal yéen a ñuy waxal yéen a ñuy indil mais bu direction bi amulee ouverture boobu pour waxtaan ak ñooñu pour jox leen information yu baax yi ñoom ñu xool parce que kër bu amee jafe-jafe dañ koy pencoo kër yëpp dañuy am jafe-jafe mais jafe-jafe yooyu dañ koy pencoo pour ñu xool ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi ñu xool nan nañ ci doxalee pour mbir mi dox te ñii nekk nii si ginnaaw defe naa ne ñu xarañ nañu ñu xam seen liggéey lañu donc dañuy wootewaat une fois de plus sunu gouvernement di wootewaat le président de la république na bàyyi xel ci njaboot gi na bàyyi xel ci doomu sénégalais yi na bàyyi xel ci ñii parce que ñii tey gi boo leen xoolee ci ginnaaw ay père lañu ak ay yaay ak ay baay yoo xam ne lu bari dañu lonk seen ginnaaw fu ñu toll ni nag ci dëkk bu métti bi ci jafe-jafe yu métti yi nga xëy benn fan rek ne ñii nga xam ne ñoom nga nekkal da nga war a débarrasser wu ci ñoom ci condition yoo xam ne kenn waxtaanee ko kenn waxu ko en tout cas ñun dañu ne duñ ko nangu ñun ci nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu syndicat nekk ci SNTPT nekk ci au niveau de la poste comité sectoriel poste nekk comité sectoriel Sonatel nekk comité sectoriel DHL dinañu apporter suñuy soutien sans faille aux camarades de Expresso te di wax ne rek seule la lutte paye gars yi xoolal mbir mi pare nañu pour lépp mais jàpp nañ ne benn karawu travailleur du ñu nangu ñu koy salfaañe benn ak yàlla doomu travailleur u Expresso du ñu nangu kenn di ko salfaañe donc loolu moom il faut que mu leer ci bopp ñi pare nañu nag pour lépp pour loolu donc di woote waat travailleur u Expresso yi ñu gën a suudewu il faut que ngeen gën a suudewu parce que moment bi c'est des moments importants yoo xam ne tey gi am na noo xam ne bu ci taxawaay bi amee rek donc lu ñu bëgg ñun ñëpp duñ ko amandoo nañu gën a booloo nañu gën a doon benn donc ñenn ñi nañ ci fekk si ñun fekk si nañ leen et jàpp nañ ne état bi du ñu seetaan wax dëgg yàlla ay sénégalais ñu leen di sacrifier noonu ci loo xam ne dara leeru ci loo xam ne ay lëndëm la seen biir xëy rek na la toogal sa kër loolu moom duñ ko nangu après 15 ans de service après 20 ans de service donc loolu kenn mënu koo nangu. waaw fu mu nekk nii xam nga bu ñuy wax ci loolu ñu lay wax noonu danga ma laaj ñaata nit la ñuy licencier xam nga mooy la ñuy wax jafe-jafe bi nga xamante ne am nañ ko ci diggante ñu nax ñii nga xam ne ñoo ñuy jiite parce que bu fekkente ne kër gi am na jafe-jafe ñu dem ba benn période ñu xam ne am na jafe-jafe nañu woo ñi nga xam ne ñoom la travailleurs yi yónni ñu toog waxtaan ak ñoom ñu ne leen mbir mi kat jafe-jafe yi lii lañ daan am comme recette tey gii sunu recette fii la toll lii lañ daan fay comme salaire tey gii lii la ñuy am comme luy dugg donc liy dugg ak li war a mën a jël en charge les salaires am na gap boo xam ne am na différence boo xam ne du ko mën a téye comme ni mu ko war a téye mais ñu toog waxtaan mais ba biig ba sànq ba bu ñuy wax ak yow dem nañ inspection du travail ànd ak ñoom ñu jël fa ay engagement yooyu bu ñu ñëwee dañ ko foulé au pied te loolu moo dul yoon mënoo dem ci ay agent assermenté ñu toog wax ak yow am loo xam ne digal nañ la ko ci wàllu àndandoo ñu ñëw ba ci biir ñëw ba direction générale nga banque sa loxo ne doo wax ak travailleur te li ngay def da nga koy def
donc loolu jaay doole la te jaay doole ci suñu biir dëkk defe naa ñun duñ ko nangu kenn waru koo mën a nangu donc loolu mooy lu leer li dañu ñëw ne dañuy wàññi te waxuñu nan nañuy wàññee waxuñu kan nañuy wàññi waxuñu lan moo tax ñuy wàññi ñoom daal am nañu seen sañ-sañu wàññi rek bëgg a wàññi noonu dem quoi donc loolu dafay yomb trop wax dëgg yàlla ci jamono ñuy toll nii que nit ñi di leen seetaan ñuy def lu leen neex surtout ñëw fekk ñu sunu dëkk aussi donc c'est que monde bi sax léegi village planétaire la parce que y a des Sénégalais yu nekk un peu partout di investir di kii yooyu mais am na loo xam ne bu tegul ci yoon rek nit ñi dañ koy dénoncer te lii jàpp nañ ne tegul ci yoon te war nañ ko mën a dénoncer voilà